ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp xam naa ni du ma mën a macha allah li caat def yëpp taraan ci nasaraan du ma ko mën a tënk ci olof yi mais naa jéem a wax rek li nga xam ne mooy en fait d'abord li Sénégalais yi war a njëkk a xam mooy loolu wax nañ ko xëy na waxaat lay nekk rek mais sama maam day wax mu ne waxaat du bari wax aajo bu fajuwul la leeral bopp Sénégalais yi ñu xam Sénégalais bu nekk xam ni professeur Cheikh Oumar Diagne Macky Sall dafa utiliser Djibril War jaar ci moom pour profiter si pour teg ko loxo ndax li muy représenté ak li muy xeex moo am doole ci fësal ñoom ma waxaat ko seen nekkook franc-maçon ak seen lëkkaloog ay góor jigéen suñ ko nekkulee. l'autre jour maa ngi koy wax si manifestation bi à l'Obélisque ma ne boobu léegi ñi ngi xeex ngóor jigéen mais mosuñu gis góor jigéen bu wane ak ngóor jigéenam dëggal ko wane ko leeral ko comme Djibril War parce que ku taxaw ne Cheikh Oumar Diagne ci télé bi su ma la jàppee naa def ni jigéen loolu bu dul ngóor jigéen xaw ma luy ngóor jigéen. maintenant ñun li ñu am pour wax c'est très simple gis nañ nag bi ñu arrêté Cheikh Oumar ba léegi yi nga xam ne ñu ngi koy doxal te musul am dans l'histoire du Sénégal man depuis 2013 maa ngi dugg Rebeuss ñu may arrêté musuma gis benn image boo xamante ne ni image yu Rebeuss la benn journaliste Sénégal mënu la wax xam na nu mur Rebeuss si mel ak caméra xanaa ñu arrêté ko arrestation kenn mënul am loolu ku dul garde pénitentiaire ñu mën a am accès si ñu jël ku mel ni Cheikh Oumar Diagne arrêté ko injustement jaay ko doole ci xeex gi mu xeex góor jigéen ba pare ñu dugg ko ci kaso bi di ko jéem a toroxal di ko filmer te ñoom jàppe nañ leen lu ne fii ci dëkk bi jàppe nañ leen ay trafic faux billets jàpp nañ leen ci ay viol ñoom homme politique yi jàppe nañ leen lu ne ci sàcc ak ci lu nekk te seen benn image kenn mësu ko wane ñu jéem a toroxal professeur di jéem a wane image am te dafa am lu ñoo xam ni amuñu habitude di dem kaso xamuñu kaso mais dañ kaso soo fa nekkee dafa am ay kuréelu lu nekk bu dee sikkar la bu dee jàng la bu dee café lu ñuy def chaque heure day am ñoo xam ne da leen di neex ñu génn bu ñu nee mujj nañ génn ku mu neex nga génn Cheikh Oumar Diagne bi muy génn ci volonté boobu la génnee dem toog loolu day wane ni rek que moom li ma doon wax lay dëggal que ñun xam nañ ni professeur Cheikh Oumar Diagne amul problème ak tarixa yëpp la respecté. tool wane na mu dem ci kuréel yàgg na fréquenté ay Baye Fall fréquenté ku nekk te gis nañ ko mu dem ci kuréel toog di déglu ay xasida te moom la neex te ki ko filmé acte bu lâche boobu mu def da ko filmé à son insu te garde rek moo ko mën a def ndax prisonnier mënul am caméra mënul am portable ci kaso bi donc loolu aussi lu jar a bàyyi xel am beneen boo xam ne lu ñuy waxaat la mu ne mooy keroog bi ñuy def manifestation à l'Obélisque dafa am benn waay ju ñëw bëgguñu ko sax wax mais dafa commencé di am tournure boo xam ne il faut ñu wax ko ñëw dugg ci ful bi di saaga am ay problème foofu saaga am ay nit yu nekkoon foofu la ful kenn mënul contrôler ful am ñu dal ci kawam ñun bi ñu gisee coow li bi ñuy ñëw fekk na police yegg si na ba encadré ko xaw ko dimbali ñu ne dafa am na ku njëkk a publier ci Facebook bi ne waa ànd sàmm jikko seen manifestation bi rey ngeen si nit parce que waa ji dafa ñëw di saaga naan képp kuy murit ku ñëw fii naa féq ngaat Cheikh Oumar Diagne nangam di saaga ba ful bi dal ci kawam ñun bu ñëwee ne ñoon atte waa ji cité na ba ay cité na sax sama tur nee na ñun dañ ko doon dóor ñoo ko def dara te loolu yëpp du dara lu dul manipulation boo xamante ni état du Sénégal moo koy def te ñun on l'a compris ñi nga xamante ne dañoo ànd ak Macky Sall bokk benn bokk yaakaar ñëw bëgg saboter ñëw di jaar ci affaire tarixa bëgg ñu diviser ñun ñëpp moo tax ñu jaar foofu noonu pour indi ay problème di saboter indi sabotage boo xamante ni loolu duñ ko réussir te terewul ñi toog ci taawal bi am na murit am na chrétien am na xaadir am na tijaan am na musulman am na ñëpp y a les imams y a tout le monde ñun ñëpp ñoo ànd pour la libération de Cheikh Oumar Diagne te état du Sénégal da ngay xamal ni Macky Sall réussir waa benn bokk yaakaar réussiru leen loo xam daf ñuy lu ñuy diviser ñun murit ñun tijaan ñun xaadir ñun laayeen ñun musulman ñun chrétien ñun ñëpp ñoo ànd pour taxaw ci la libération de Cheikh Oumar Diagne te dañ koy bàyyi force te li ngeen koy jéem a toroxal incha allahu rabbi dina gën a fës di wane ni da koy gën a yëkkati te loolu mënu koo wàcce loolu moo tax nag àllarba incha allahu rabbi mercredi dañuy woote benn marche doxu ñaxtu boo xam ni def nañ lépp lu ñu yoon laaj ndax droit constitutionnel la charte nday réew mi moo maye pour ñu war a mën a ku am lu la naqari boo d'accordul nga ne d'accorduma nga dem yëgal ko autorités yi compétentes yi dem jox leen kayit buy wane ni yow da ngay def marche àllarba incha allahu rabbi dañuy marche dañuy doxee buntu université jëm Rebeuss ci buntu kaso bi te kenn duñu ko tere def nag dinañ ko def ci nii dinañ ko def ci nee
te Cheikh Oumar Diagne Macky Sall na xam ne dina ko bàyyi ci nii wala mu bàyyi ko ci ne ndax dafa jaaduwul Sénégal am ay kilifa diine am ay responsable yu fi nekk kilifa aada am ay nit yu responsable yu taxaw di seetaan Macky Sall ànd ak góor jigéen ñi ñuy lëkkaloo di tëj kilifa gu mel ni Cheikh Oumar Diagne ci kaso bi du dëgg te seetaan bi ëpp na rawatina nag ñuy génne ay image yu kaso yoo xam ne musul génn Sénégal ñun xam nañ ci dara ñun dañoo def kaso defaat ko xam nañ ci dara dafa am ay doom yu ndaw ñu gis seen papa ñu wat ko wane ko noonu di ko jéem a toroxal teguñu ko fenn te ñiy seetaan bi bari na te man damay interpeller ànd sàmm jikko yi ñi ngi seetaan ñoom on en a vraiment marre quoi ñi ngi seetaan nañ jug ñu ñëw taxaw ñu fexe ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que man lii dafa ça me fait peur ah man ci ànd sàmm jikko yi laa bokk suñu ma jàppee man ñoom nan la ñuy def jug leen ñu taxaw ñu ànd ñun ñëpp ñu taxaw Cheikh Oumar Diagne parce que joxe bopp rocc ci lamine bi du dëgg toroxal bi doy na te incha allah mercredi dinañ marche jóge université dox jëm buntu rëbës te képp ku ñu bëgg a téye ñun ak yow dinañ jàmmarloo ndax ci yoon lañ ko teg te ci jàmm lañ ko woote te na ko kilifa diine yi dégg na ko kilifa aada yi dégg te ci jàmm rek lañ ko teg kon collectif Colicot collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne àllarba incha allah ñi ngi woo presse bi di woo ñëpp ni ñi ngi toroxal jullit ñi ngi toroxal nit ku baax ñi ngi toroxal nit ku gëm Sénégal nit ku yàgg a xeex nit ku yor formation yi góor jigéen ñi tëj nañ ko ci kaso bi ci ndigalu Macky Sall jërë ngeen jëf. ne ñun Sénégal ki nga xamante ne yow bokkoo ci benn chapelle politique amoo droit def leneen yow lu dul pecc wala culture wala leneen amoo droit wax ci mbirum de la cité parce que état bu jubul da ngay ragal borom xam-xam bu ko xam ci ñaari boor yëpp xam ko ci diine xam ko ci temporel looloo leen tiitloo parce que ci assemblée bi ñu jëm ñoom dañ ci nar a minoritaire pendant 20 mois loolu bokk na ci li ñu gën a ragal que ñu gis Sénégal bu bees conscience bu bees ay imam yu impliqué wu mais yow réew mi dem ba ay imam yi impliqué wu gën a am xarañ te gën a mën a xeex activiste yi xam ngeen ne kon nguurub naa fekk mënu ci kontaan mënu ci bég kon loolu bokk na ci raison yi tax ñu bëgg koo nëbb jant bi waaye nañ xam ne il sera candidat comme il l'a déclaré te nit ñi dinañ ko voteel incha allah kon loolu laa ci bëggoon a dolliwaat ci kàddu jërë ngeen. na nga ko dimbali ñu ne ko yonent bi nan la ñuy dimbalee ku ñu tooñ mu ni da ngay taxaw ci wetam jàppale ko da ngay taxaw ci wetam jàppale ko kon yéen ñii taxaw Cheikh Omar yéen a ngi tegu ci njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma wér mooy magi réew mi ku fi dellusiwaatoon dina taxaw jàppale Cheikh Omar réew mi bu Thierno Souleymane Baal ñëwaatoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Omar Foutiyou radiyallahu anhu ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat bu Cheikh Seydi Hadji Malick ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar ndax ñoo bokk combat bu Yaasante Càndum ñëwoon dina jàppale Cheikh Omar parce que ñoo bokk combat mbokk yi réew mi dafa am histoire am fu mu jaar réew mi réewum valeur la réew mi am na dëkk bu tudd Ngor te boobu république ñëwagu fi réew mi am na dëkk bu tudd Gorée te boobu république ñëwagu fi kon li ma bëgg a wax mooy mbaax ak ngor l'islam indiwu ko fi république indiwu ko fi mbaax ak gore ak xeex injustice loolu diine indiwu ko fi la ko fekk république indiwu ko fi la ko fekk te arab yi dañuy wax ni innamal umamul axlaaqu ma baqiyat wa in hum zahabat axlaaquhum zahabu askan yi seen jikkoo leen fi bàyyi bu fi jikko ju rafet jógee dara desatu fi mbokk yi buñ ñu divertir bu ñu nangu loolu Cheikh Omar liñ ko jàppee lenn rek la mooy dafa am agenda ngóor jigéen boo xam ne dañ ko bëgg a tasaare ci àdduna bi Cheikh Omar jóg taxaw ni du agsi ci réew mi maanaam dafa am agenda boo xam ni dañ koo teg bëgg koo tas ci àdduna bi te Sénégal génnul ci àdduna bi parce que li anglais yi wax naan the world in your hand al alamu bayna yadayk tey liy xew Nations Unies di xew France ak Amérique li wolof naan liy raam ci ñag bi la jëm bu ñu seetaanee ngóor jigéen nga nekk Europe fii lañ koy tasaare ci réew mi
Cheikh Omar nag bokk ci ñi teel a xam loolu mu jóg taxaw di ko xeex kon bu ñu kenn nax Cheikh Omar góor jigéen yi ñoo ko teg loxo il faut loolu mu leer bu ñu dugal ci ay détails vidéo bi nag li tax ñu war cee taxaw damay wax ni yàlla mooy leeral liñ naan yàlla moo ay ci póotum buur parce que am na ñu commencé woon di def campagne pour gëmloo nit ñi ni Cheikh Omar dafa contre Serigne Touba waaye Cheikh Omar biñ ñu wan démb dañ koo gis mu toog ci kuréelu fu ñuy jàngee ay xasaayitu Serigne Touba mbokk yi loolu dafa àtte wax ji te bu ko neexoon du fa dem ku contre Serigne Touba doo diggu ci biir kaso am yeneen possibilité yoo mën a def yu dul fa ñuy jàngee xasaayitu Serigne Touba nga dem toog fa kon yàlla mu ngi bëgg a àtte kon ñi doon wax loolu jàpp naa ni buñ seetaanee vidéo bi donte ñu ko filmer liñ ci jublu baaxul waaye ñoom seen yéene liñ naan yéene néeg la boroom a cay fanaan kon mbokk yi amuñu droit di seetaan Cheikh Omar muy nekk ci kaso bi man nag dama fi toog en tant que imam waaye en tant que muxaddamu Cheikhu Tidiane waaye nag bu loolu passé yëpp en tant que citoyen sénégalais parce que citoyen moo ëpp doole loolu yëpp waaw man boo gisee ma jël li takk ko man dama bëgg réew mi yàlla moo ma nattu ci Sénégal te dama xam ne Macky Sall fi mu jëm ak réew mi buñ taxawul du neex ci kenn parce que Macky wolof nee na sa gémmiñ bu dee xeeñ na sa doomu ndey moo la koy wax ñun duñ say ennemi bañuñu la duñ say noon waaye réew mi nag moo ñu la gënal Sénégal dañoo choisir Sénégal gënal ñu la waxoon naa ko ca commencement ba yow rek yaa am intérêt ci bàyyi Cheikh Omar Diagne mu ñibbi parce que bu fekkee ni coowal góor jigéen li ngeen di bañ ko wax fii ba bisu woote ba ñun dinañ occuper média yi ak télé yi di wax réew mi ni leen góor jigéen yi ñoo jàpp Cheikh Omar Diagne te loolu yéen a ciy perte kon la yonent bi salaay sallam waxoon rek laay wax parce que buñ naxante mag ñi ngeen fiy dégg ñëpp yonent bi lañ doon liggéeyal bu yonent bi waxee ay waxam day engagé Serigne Touba engagé El Hadj Malick engagé Cheikh Omar engagé képp ku bëgg lu baax yonent bi nag moo wax lii may waaj a wax mu ne lan tadxulal jannata xatta tu'minu walan tu'minu xatta tahabbu mu ne du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a bëggante mbokk yi du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm yàlla du ngeen dugg àjjana lu dul da ngeen a gëm yàlla waaye du ngeen gëm yàlla lu dul da ngeen a bëggante nit ki fii ak àggoo ci li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokk jullit nekk goo jullit te Cheikh Omar werante amul ci ni jullit la Cheikh Omar werante amul ci ni taalibe Cheikh Ibrahima Niass la werante amul ci ni sëriñ daara la werante amul ni muqaddamu Cheikhu Tidiane la werante amul ci ni jàngalekat la kon kooku citoyen la réew mi am na ñu fi sàcc ay milliards ñu xam leen ñu ngi toog seen kër léegi bu fekkee ñi sàcc milliards ñoo toog seen kër di gundaandaat ñii xeex mbirum góor jigéen ñu bëgg leen a dugal ci kaso bi mais ban Sénégal la ñu nekk la Cheikh Seydi Hadji Malick waxoon wa ma kaana ayban saara xusnan tawaafuqa Cheikh Seydi Hadji Malick a ko wax fii ni lépp lu ñaawoon nekk musiba léegi nit ñi jàppee nañ ko lu rafet ba noppi dëppoo ci ni rafet na mbokk yi kenn amul droit ci ñun koo xam ni sénégalais nga di bàyyi ñuy néewal doole koo xam ni li ko tax a jóg lenn rek la mooy sàmm ay valeur li ko tax a jóg mooy li taxoon a jóg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bañ génne ko réew mi waaw loolu moo taxoon a jóg Cheikh Omar Foutiyou ba mu disparaître ci falaise de Bandiagara moo taxoon a jóg Thierno Souleymane Baal ba mu def la révolution Torodo ci 1776 kon réew mi dafa am fu mu jaar ba agsi fii ñi yor réew mi il faut ñu delluwaat ci démbi réew mi Sénégal du réew mu ñuy not Sénégal fi ñu ko waroon a noté dépassé na ko réew mu am université depuis 1603 ay révolution yu mag jaar fii réew moomu kenn mënatu koo not Macky Sall bu la kenn dugal ci ni damay not réew mi mënoo ko lu Abdou Diouf mënul Ablaye Wade mënu ko Macky Sall mënoo ko ñun duñ say ennemi ñi la wër naan la jàppal imaam yi bu réew mi tàkkee dañuy daw
ndax ñoo waroon Ablaye Wade ñii la wër naan la jàppal ñii dañuy yàq sa nguur billaahi bu réew mi tàkkee ñu daw ñoo waroon Ablaye Wade ñun duñ sa ennemi fii ku bañ nit amu fi ñun ñëpp Sénégal moo ñu boole ñun am nañ loo xam ni waruñu ko yàq Sénégal réew la moo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko ñee ci cohabitation bi am ci diggante jullit ñi ak chrétiens yi cohabitation bi am ci diggante confréries yi loolu nag waruñu nangu benn minorité politicien di ko yàq kon tey khalifa généraux yi maa ngi leen di lancer un appel solennel amu leen droit seetaan lii parce que yéen ñi fi toogal mag ñi ci ëpp yàgg naa di ko wax samay baay ñoo ci nekk ak samay sëriñ yaa ngi dégg kon ñoom amuñu droit seetaan Macky Sall mu jàpp Cheikh Omar Diagne di ko dugal ci kaso bi ñun ñuy korité suñ kër marche bi nag comme niñ ko waxee ci état de droit lañ nekk du lu ñuy maye ñu ni du lu ñuy ñaan suñu droit la ñu ngi ñaan ñu bàyyi nit ñi ñu exprimer wu génn li nekk ci ñoom xam ni kaso musta régler benn problème kaso boo fa dugalee nit da nga koy may courage ñun suñ référence yi ñu am ci réew mi ñëpp ñenn ñi ci résidence surveillée lañ faatu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul dañ ko tëj résidence surveillée ba ni mu fi jógee tey boo ko tuddee réew mi yëpp yuuxu kon kaso du solution nañu bàyyi nit ñi ñu wax seen xalaat loolu mooy démocratie loolu moo jik réew mi maa ngi santaat bu baax activiste yi. tey nag collectif Colicot collectif pour la libération de Cheikh Omar Diagne professeur Cheikh Omar Diagne ñoo daje tey pour yëgal sunu ndox ñaxtu bi ñuy waajal pour ñu yeewi ñu génnee Cheikh Omar Diagne kaso bi maanaam dañu dugal lettre de déclaration maanaam pour wax ni dañuy def benn marche bu jógee université Cheikh Anta Diop jëm buntu Rëbës léegi lettre boobu ñu dugal nag manifestation bi dañ koy def àllarba di woo doomu Sénégal yëpp pour ñu ànd ak ñun ñu ñëw wane sunu mécontentement wane sunu ñaxtu ci jaay doole bi Macky Sall di jaay doole ak góor jigéen ni Macky Sall àndal lëkkaloo di tëj ay nit yu mel ni Cheikh Omar Diagne ci kaso bi. waaw ñoom dañ ne Cheikh Omar Diagne dafa diffamé Djibril War député bu assemblée nationale la Cheikh Omar Diagne ne dafa bokk ci waxul sax Djibril War dafa ne benn mbaam benn dafa ne laajal leen moo ko benn waay juy ŋaax bu sant Waar laajal leen moo ko ndax bokkul PGA parce que bi ànd sàmm jikko yi dugalee proposition de loi assemblée nationale pour criminaliser homosexualité alors dafa am ay député assemblée nationale yoo xam dañoo génn ci média bi bokk ci député yi nga xam dañoo contre loi bi ne du yegg plénière yamuñ ci loolu assemblée nationale ñu génn ci média bi def tournée di défendre di contre loi proposition de loi bi ne Sénégal du ñu criminaliser homosexualité ne Sénégal loi bi fi nekk bi nga xam dafa yàgg baax na jarul ñuy criminaliser homosexualité alors Cheikh Omar Diagne daal di génne daal di ñu xamal yu bari ci gëstu yi PGA yi daal ne PGA wax expliquer lan mooy PGA kuréel la boo xam ni parlement yi ci nekk ci àdduna bi yëpp ay député dañ cee bokk dañ ci jël ay député yoo xam ne dañ cee bokk pour défendre tout ce qui est liberté LGBT démocratie et tout alors bi mu waxee loolu nag mu ne nag dégg naa nag benn waa ju sant Waar bu fekkee ne da cee bokk nañu leeral léegi ci la ko Djibril War porté plainte diffamation ak injure publique. waaw xam nga man maa ngi koy wax man gis nga man depuis 2013 maa ngi dugg Rëbës ñu ngi may arrêté man musuma gis benn yoon image kaso Sénégal ci téléphone wala ci caméra wala mu nekk vidéo musuma ko gis donc alors ñoom lan lañ si jublu c'est-à-dire lii ça veut tout dire ñoom def nañ ko aussi pour toroxal ko mais xam ni dañ ko gën a yëkkati benn confirmé nañ ñi Cheikh Omar Diagne amul bañ tarixa bu mu bañ parce que dem ci nekk ci kaso bi dem toog kuréel bu ñuy jàngee xasida yow lay neex benn ñaar biñ defee loolu aussi wane nañ ni ñoom état du Sénégal moo nekk si ginnaaw toroxal Cheikh Omar Diagne la bëgg moo tax ñu filmer ko parce que amul kenn ku am sañ-sañu am autorité wu taxaw di filmer Cheikh Omar Diagne wala ngay filmer détenu wala nga am sañ-sañu taal sa téléphone ci kaso bi ku dul garde pénitentiaire parce que prisonnier mënul am téléphone ci kaso bi donc léegi ñoom li ñu si jublu lan la mooy dem di filmer Cheikh Omar Diagne pour toroxal ko far ñu gën ko yëkkati beneen bi mooy ñun loolu duñ ko bàyyi aussi avocat Cheikh Omar Diagne ñi ngi wax ak ñoom pour ñu porter plainte ci image yu jàmbur bu ñu jël di ko wane di ko jéem a toroxal di wan àdduna bi ni Cheikh Omar Diagne mi ngi nii toroxal nañ ko yooyu te loolu dara war la ko lu dul Macky Sall ak góor jigéen yi donc kon Sénégal am na lu Sénégalais yi war a jàngat ci arrestation Cheikh Omar Diagne parce que lu tax moom rek moo nekk koo xam ne filmé nañ ko ci kaso bi depuis histoire du Sénégal ba léegi bi ñu daree arrêté ay jàpp nañ fi politiciens su lu nekk jàpp nañ politiciens ci drogue jàpp nañ leen ci viol jàpp nañ leen ci détournement jàpp nañ leen ci lu ne bon gu nekk politicien def na ko Sénégal mais kenn musu leen ñu tëj leen ci kaso bi kenn musu leen filmé ci kaso bi donc kon
en réalité Cheikh Omar Diagne bokkul ci ñoom kon en réalité Cheikh Omar Diagne du franc-maçon kon en réalité Cheikh Omar Diagne ñoom la amal affaire moo tax ñu bëgg ko toroxal pour intimider ñu ñun mais pour ñu wàlle ne ñun bàmmeel ak kaso ba lañ yamale te ñun dañoo pare tout pour libérer Cheikh Omar Diagne ci kaso bi. non taxawee ànd sàmm jikko yi sànq maa ngi koy wax quoi dama ni ànd sàmm jikko yi nañ ñëw fekk suñu ci xeex bi parce que ñi ngi layam-layami quoi en réalité qu'on le dise parce que dëgg nag alalu yàlla la ànd sàmm jikko yi nag ça ne tourne pas autour d'une seule personne benn nit moomu ko benn tarixa moomu ko benn kenn moomu ko catholique a ngi ci murit a ngi ci tijaan a ngi ci laay na ñëpp a ngi si léegi nag damay woo ànd sàmm jikko yi ma ni leen ñëw leen ñu ànd nag libérer Cheikh Omar Diagne parce que jot na toroxal bi ëpp na seetaan bi ëpp na kilifa diine yaa ngi seetaan kilifa aada yaa ngi seetaan ànd sàmm jikko imaam yi ñëpp a ngi seetaan kon jug leen ñu ànd libéré doomu Sénégal bi nga xamante ni Macky Sall moo lëkkaloo ak góor jigéen ñi tëj ko ci kaso bi te dinañ ko waxee nii ba xool ba xam nag bu ñu génnee def suñu manifestation mercredi libéré wuñ ko ñoom lu ñuy def après ci lañ soor a jàkkaarloo ñoom parce que ñun ay membre ànd sàmm jikko yi lañ. non marche bi moom ala kulli am na ba pare dañ koy def quoi parce que def nañ suñu devoir déclaration de marche bi déclaration bi kii la xam nga manifestation droit constitutionnel la yoon charte nday réew mi moo ñu autorisé ñun pour boo amee loo àndul nga ne d'accord uma nga manifester donc loolu moo tax ñun au fait tàggoowuñu dañuy yëgle rek dañuy yëgle quoi yëgal ne dañuy soxla bërëb sàngam ba bërëb sàngam àllarba incha allahu rabi donc àllarba incha allahu rabi université la ñuy doxee jëm Rëbës incha allahu rabi ñuy woo Sénégal yëpp ñu ànd ak ñun pour la libération de Cheikh Omar Diagne jërëjëf. auzu billahi samil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina wa shafina waman wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di kontaan ci taxaw jataay bi waaw xanaa xol bu jeex rek naqar bu rëy sama sëriñ ñu bàyyi xel ci dañoo nekk ci dëkk boo nga xamante ne ni man li ma gën a touché mooy dañu mën a seetaan il faut que les gens arrêtent na nit ñi bàyyi seetaan professeur Cheikh Omar Diagne bu ñu waxalee yàlla wax suñu aqulaay taala nekk na koo xam ne mosul seetaan kenn ku ñu bëgg a neewal doole mu ñëw taxaw maa ngi interpellé au passage ànd sàmm jikko yi bi nga xam ne yàlla suñu borom dafa dogal mu nekk ak ñoom doon bay ci waar bi mosu leen seetaan ci lenn du ñu wax ne dañ ko seetaan ñoom ñëpp mais lu ci bari dafa sooxe te il faut ñu dénoncer ko neexuñu nit boo àndeek moom ngeen di xeex cause bu noble bu ko ci nattu fekkee dangaa war a jóg nga taxaw mais taxawaay dafa am façon sama sëriñ dañu war a gën a am Pastef waa ànd sàmm jikko yi ñu ngi leen di interpeller que c'est pas comme ça du nii la ñuy ànde àndu nawle du nii waaw am na ci ñenn ci ñoom je pèse bien mes mots du ñëpp mais am na ci ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañu seetaan Cheikh Omar Diagne te warul demee noonu parce que it xam-xamam da cee dem alalam dem ci dooleem dem ci kon tey parce que aussi bu ñu détourné opinion bi nañu wax ne Cheikh Omar Diagne nattu bi ko dal nii mi ngi ko dalee ci xeex LGBT yi ak franc-maçonnerie bi foofu la ko natt bi dalee bu ñu kenn dugal ci ay yeneen gaam ay sëriñ sàngam ay diw sàngam ay xeex loolu amul sama sëriñ loolu amul donc ñu ngi leen di interpeller encore une fois ñu gën a jóg taxaw gën a am taxawaay bu loolu passé bu ñu santee suñu kilifa diine yi xëj na amuñu leçon bu ñu leen di jox mais nag sama sëriñ dëkk bi ñu ñëpp ñoo ko bokk nañu bàyyi seetaan bi ñoom aussi gis nga boo gisee nguur gi fi nekk nii am doole nii c'est parce que dañu xam dëkk bi dañuy seetaan Sénégal dëkk boo xam dañuy seetaan la et c'est pas bien boo waree jóg taxaw da ngay jóg taxaw dëgg la yàlla bëgg Cheikh Omar Diagne toonul kenn dafay xeex ci ay valeur dafa xam ne dëkk bi daf cee bokk am fi wàll am fi njaboot te bëggul bu ëllëgee gàllankoor yi laal famille am laal suñuy famille loolu moo tax muy xeex pourtant yàlla dimbali na ko macha allah fa tabarakallah mënoon naa toog ruqam di def comme ñeneen ñu ko defee di bulow di noosam mais defu ko dafa jóg lépp li nga xamante ni gis na ni liy jaaduwul nooteel la lépp luy yàq suñu ay valeur lépp loo xam ne nii yàlla suñu borom gërëmu ko mu jóg du ci baaraam loolu lañ ko contré nañ ko wax que les gens arrêtent naan dafa bañ kuréel bii bañ Cheikh Omar Diagne naka la mën a nekk jullit xàqan jàng di xaafisu alxuraan di bañ ay kii loolu amul il faut que les gens arrêtent nañu ñëw ci li américains yi anglais ñu wax nitty-gritty na ñëw ci nitty-gritty gi mooy nañu ñëw ñu xeex defar suñu réew mi ñii nga xam dañu fay bëgg a taxaw te pour jàmmaarloo ak nit ñi dañu noot kenn am mënul wax sa xalaat
ñu wax leen alt moomuñu dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk am nga ci dërëm am naa ko ci keneen am na ko ci c'est ça la vérité mon frère incha allahu rabbi le mercredi taxawaay bu fes bu soobee yàlla comme ni ñu ko defoon keroog place de la nation bëgg nañu sax bii gën a fesati parce que nag dañu am naqar Cheikh Oumar Diagne ala kulli xaal du fa leetul xadree ca prison ba déedéet warta mën a nekk seetaan bi dafa doy koo nawet di ñu wax ay dëkku maam diw dëkku nangam nag loolu yëpp dëgg la c'est bien beau mais dëgg yàlla moom moo ko moom te nit waroo seetaan waxuma sax jullit mais as góor bu góor rek warul seetaan ñuy tooñ moroomam mu toog teg ci bët toog def ni comme si rien n'était et que le professeur Cheikh Oumar Diagne musul doxalee noonu ak askan bi fu ñu wootee day ñëw teew jël xaalisam dugal ko defe ci joxe ci ay xalaatam il faut que les gens arrêtent nañu jublu ci li nga xamante ni mooy lijjanti dëkk bi te ñii nga xam ne nii dañoo taxaw teem pour noot ñu nañ leen wax seen nawle suñu nawle ngeen àndu nawle lañ bëgg a ànd ak yéen nañu arrêté c'est ça la vérité wax maa ngi leen sant di leen gërëm wa axiru daaw na alhamdulilah. chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëggee am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.